voilà aussi. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Goudiri ñun la waa Mousso Djigui ñi nga xam te ñooy transformer produits agricoles ak forestier lii mooy confiture kii papaye bi bii ni confiture papaye la dañ ciy defar yu ndaw dañ ciy defar yu mag lii ma yor ni granule gingembre la maanaam jinjeer bi moo nekk nii kii bi nag transformation bi nag produit yëpp dañ koy transformer en granulé dañ koy def jus dañ koy def sirop bii tamit granulé tamarin bi la bii aussi granulé kii bi la granulé sump bi moo nekk nii lii sànqal la pour laax l'huile de mil bi tamit caakiri bi la caakiri dugub caakiri dugub bi moo nekk nii bii aussi cere bi la dañuy defar cere bu dijji defar cere bu sew bi tamit sànqal mboq bi la am nañu mboq bu sew bi am nañu mboq bu dijji bi am nañu bu yem bi aussi catégorie yëpp la ñuy def bu nit ki bëgg rek boo ñëwee rek li nga soxla dañu la koy defal am nañu sunguf buy bi aussi sunguf buy bi moo nekk nii instant yi buy bi bees bi génn na moo nekk nii bii sachet 400 grammes bi moo nekk nii am nañu cuub am nañu fonde bi aussi fonde bi tamit ñaari façon la am nañu ci bu sew ak bu dijji bii bu yem bi la léegi produit yi nag dañ koy transformer en sirop comme ni ma lay expliquer les granulés bi bii sirop bi moo nekk nii sirop tamarin bi am nañu sirop jinjeer bi aussi comme ni ñu ko amee ci granulé bi am nañu jinjeer bi dañuy defar jus bi aussi surtout léegi ni ñu nekkee tàngoor jus bi moom taf taf day dañ koy defar ni jéem sirop bisaab bi aussi moo nekk nii bisaab bi tamit am na granulé tamit dañuy defar gâteau kii gâteau sidem moo nekk nii sidem Mali moom tamit dañ koy defar en sachet def ko par détail parce que xale yi dañu mën a jël en sachet bi toujours moo tax ñuy def détail bi yëpp pour journée 8 mars bi la wan suñu moromu jigéen ñi rek xam ne ne jigéen ñi paa ngi liggéey ci transformation te mu ngi dox macha allah ñun moom la ñu am moom la ñuy def ci la ñuy jëriñu aussi suñu carte de visite aussi mu ngi nii ku ko soxla mu ngi nii carte de visite Mousso Djigui parce que man maa nekk kuy jaay ki am nañu trésorière am nañu secrétaire am nañu ñi di transformé ñëpp dañuy transformé kër gi la ñuy defee transformation foofu la ñu amee suñu produit suñu kii yëpp léegi dañuy indi quelque def ko ci boutique bi pour am ñu soxla ñu defar dañuy defar ay gâteau aussi. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan fii ci Oriental TV tey nag ñu am mbégte ñëw fii ci nga xam ne nii rek moom mooy quartier Ferlo fekk fii une grande dame une batteuse femme boo xam ne ni vraiment jàmbaar la au niveau international muy maman Sira Fofana nekk fii yore benn GIE Mousso Djigui ñu tey nag moom lañ doon seet si tey ci liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne ni mi ngi koy liggéey ci transformation li nga xam ne nii rek mooy suñu jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu yor fii ci Sénégal surtout si biir diwaanu Goudiri di transformer lépp loo xam ne nii rek xeetu produit local la ñu ngi koy transformer di ko defar bu ci mucc ayib bu mu dem ci au niveau international kon tey ñu ngi daal di ñëw fekk si tey ñuy suñu yaay ñu ànd ak moom ci biir local bi nga xam ne ni moom la ñuy liggéeyal fekk fi ak taw ñi nga xam ne ay élèves am yoo xam ne nii jaar nañu ci loxoam tey ñoom tamit ba am seen diplôme ñoom tamit ñu ngi fii fas yéene ànd ak man ci ndokkeel tamit di la jaajëfal bu baax a baax sa disponibilité bi nga xam ne nii tamit invité nañu tey pour ñu mun a ñëw saytu sa local bi ak li ngay liggéeyee tey loolu moo taxoon tey ñu ñëw seet si la tey. alhamdulilah loolu baax na kontaan naa si trop
yii dañuy dugg si biir. waaw ate na dugg si biir kon fekk si suñu maman fekk si nañ la ñu ngi lay daal di nuyu bu baax a baax di la sargal fay naa leen balaa ñuy daal di dugg rek si produit ak wane lii maman dañ lay laaj ci yow yaay kan maman. man maay Sira Fofana présidente Moussou Djigui nekk encore présidente Badema nekk transformatrice des produits agricoles et forestiers. bi ma commencé liggéey bi yàgg na ndax dama cheminer ak Promer depuis Promer 1 et Promer 3 léegi continuer ak Fadia am naa formation yu bëri def ay visite d'échange daa dem foire chaque fois Fiara FIDAK foire artisanale bu Saint-Louis ak régional bu Tamba. alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla même 2015 ci compte Padia dem naa ci SIA bi France foire international bi alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah donc maman suñu la déggee ci sa wax fi nga jaar bëri na trop sa jaar bëri na yàgg na yaa ngi produit yi nga xam ne nii rek mooy suñu produit ñun suñu koo xam ne mooy produit local yaa ngi koy defar di ko teg ci marché bi maman ñu la doon laaj rek ndax fii rek nga daal di yem ci say produit ndax Goudiri fii rek lañ la xamee. non du Goudiri fii damay jaay ci marché bi maa ngi nuyu de passage sama client yi nekk ci marché bi surtout sama goro bi Cissé maa ngi koy nuyu bu baax ñooy sama client fidèle lañu bon xale yi ñoo xam client yi bu baax parce que man du ma dem marché te bu ma liggéey rek xale yi ñoo yóbbu jaay mais maa ngi leen di remercier quand même reconnaître naa seen geste. bon damay jaayi fii damay jaayi Tamba parce que Tamba laa defoon étude de marché ak Promer bon damay dem fii foire yi jaay damay dem ci FIDAK yi jaay bu ma defaree sama produit encore damay jël dem Tamba wër ci boutique yi placé damay am ay commande aussi bu ma defaree jël commande yi yóbbu dem jaay Tamba ak ñëwaat à chaque fois damay am commande. maman en tant que formatrice ndax yow fi ngay formé ñi ngay formé Goudiri rek nga yem ci formation bi ngay formé wala am nga ñeneen ñoo xam ne ni yaa ngi dem di leen formé. question bu baax sax damay formé groupement yi bëri bi ma commencé formation 2004 laa def formation des formatrices booba laa commencé di formé naa ci dëkk yu bëri fii sax ci dëkk kaw yi formé naa ci biir dëkk bi fii formé naa Tamba am naa bi ci biir Cali Gumbayel yooyu kañu bee London yi am naa foofu formation yu bëri Dembankaane maa ngi saluer de passage Mamadou Fade moo fexe encore ba ma dem ba Mauritanie dem naa Mauritanie ñetti yoon ci formation vraiment tey ji formé naa groupement yu bëri formé naa ay élèves encore ci compte Padia élèves yi vraiment kontaan naa si moom ñoom jàng nañu def nañu examen am nañu seen CAP à 100% ñoom ñëpp loolu vraiment maa ngi remercier élèves yi aussi di leen ñaanal ñoom tam ñu am lu ëpp li ma am yi vraiment loolu laa leen di ñaanal bon encore formé naa jigéen yu bëri vraiment li ma formé ci jigéen bu ñu ko mënoon xaymaa tey bon parce que yor naa kii mot na 300 femmes 300 femmes bu dee ëpp ko sax parce que à chaque fois bu ma demee formation damay bind leen ma def formation ci compte Promer compte Celsop compte GRDR xam naa ba compte Gadek Tamba formation yu bëri daal formation bi di bëri naa suñu mu ñuy dégg rek 315 femmes yoo xam ne ni maman Sira Fofana formé na leen tey mu doon loo xam ne ni histoire retiendra ñooñu tey kenn ku nekk tey mun na formé waat encore ñeneen ak ñeneen donc yaakaar naa ni ku yow exemplaire nga ku la gis rek ku roy ci yow rek yaakaar naa ni dina mën a dem 315 femmes yooyu yëpp tey kenn ku nekk tey dina mën a demal boppam waa maman dama bëggoon a xam ne gannaaw ñu waxee sa jaar-jaar ak li ngay liggéey yëpp maman yan xeetu produit ngay liggéey fii parce que gis naa fi bagage yi yaa ngi tegu am na yeneen produit yu tegu fii et puis demoon nañu sànq ci boutique bi fële daanaka dafa am fii liggéey local bi dafa ñuy liggéeyee la mais suñu liggéeyee ba noppi am na fu ñuy yóbbu produit yi mu ngi suñu biir
caméra am na dem na ci boutique bi jël na lépp loo xam ne ni moom nga liggéey exposé nañ ko ci boutique bi fële boutique baa ngi fii ci Tivaouane Goudiry ci route nationale 1 foofu la boutique bi nekk côté préfecture foofu demoon nañ fa ba jël lépp loo xam ne ni mu nga fa donc fii tamit mun nañu wax rek li ñu jël fële moom lañ lay laaj rek parce que mun wax nga wax nit ñi yan xeetu produit nga ëpp li ngay liggéey fii produit yi may liggéey fii mooy transformation céréale bi ak fruits et légumes ñi ma formé aussi vraiment formé naa ñu bëri ci transformation bi mais damay formé encore ci saabu ak teinture waaw moo tax formation yi bëri yi sax moo tax formation parce que dama doon formé ci biir cali bi teinture la woon ak savon transformation bi pour Kidira même Kidira formé naa foofu ay groupement yu bëri laa formé vraiment te groupement yu ba léegi ñoom tam am na ñoo xam ne dañ may woowee fii toujours di ma remercier sama benn élève sam mi ngi Nouakchott Aïssata Dia toujours mu woo ma fii ne dafa bëgg rek ma dem bi moom mu présenté ma ci projet bi muy liggéey wan leen ne man maa ko jàngal moom dafa dem ba France defar foofu ay këyitam def foofu ay emballage am indi def Africa Jus la def ci kii bi indi wan na ay sachet sax jox ma fi parce que comme que moom sachet yi am ma droit di ci def sama produit waaye daf ma woon pour man aussi bu ma amee moyen ma defar comme sachet yooyu parce que même boo defee produit ci biir sachet yooyu boo ko conditionné nga collé ko nii rek même bu fekkee ne kii bi am na microbe bi yëpp day dee xam nga sa emballage loolu alhamdulilah loolu baax na bon dañuy def transformation fruits et légumes ci jus yi la am na jus bissap am na jinjeer am na daqaar am na sump lii confiture melon la lii confiture papaye amul étiquette yi am étiquette yaa ngi fële ci boutique bi loolu la ñuy def ci produit yi mais confiture bi maanaam conservation bi dina durer am na date limite durée bi conservation bi normalement 6 mois la 6 mois waaye gis nga bii léegi am na 1 an dama ko teg fii pour échantillon xale yi bi ñu doon def examen gis nga te at weer boobu la ñu def ko pour kii confiture bi waaye alhamdulilah ba léegi deful dara mais normalement 6 mois yi ñuy wax 6 mois mooy kii conservation normale la bu fekkee ne tijji woo ko def waaw ni nga ko tëjee ni boo ko bàyyee noonu day def 6 mois du def dara waaye boo ko ubbee rek boo ko tëjaatee day perdre kii conservation bi waaw sànq si sa wax léegi rek dañuy daal di ñëw rek xam naa ci jafe-jafe parce que sànq bi nga ne sa élève bi nekk Nouakchott am na ay sachet yoo xam ne nii soo si defee produit bi ci li nga liggéey microbe bu mu fa fekkoon yëpp da koy daal di dindi ndax yow am nga yooyu matériel am nga ko wala manqué la nga ko lool ma kii boobu loolu pour am ko yombul de. yombul parce que dafa cher. même Sénégal fii léegi dañu ne. ñu bàyyi affaire sachet plastique yi. ngeen di def ñu def ci ay këy. voilà gis nga. lii léegi fii ngeen bëgg di def produit. waaw lii léegi pour sang wóoru mboq bi la. kii wóoru mboq bi la waaw gis nga ak mi yoo moo nekk si biir. ok boo defee fii nga conditionné. boo kiiyee boo ubbee léegi nga sotti ci loo soxla. après nga tëjaat ko. amul benn problème xam nga lii moo gën a baax plastique yi vraiment waaye ak xaalis bi la waaye ñu ngi ñaan yàlla comme que yàlla karim la yàlla ñu yàlla jàppale dañu mën a defaral suñu bopp ay sachet individuel. léegi man maa yow nag xam nga suñu waxee local bi gis nga fii nga dëkk yow fii nga dëkk fii nga sa lépp te fii nga amee local yow itam ban appel ngay lancé ak ma laaj tamit si jafe-jafe bi nga xam ne moom ngay di gën a rencontré ci liggéey bi parce que liggéey boo gis rek am na jafe-jafe am na lan moo la lu la manqué pour nga gën a mën a dem maanaam lan moo la war a manqué rek loo xam ne nii pour nga war a mën a dem exposé ko tey ñu wax ko ñu xam tamit. question boobu neex na ma trop. départ bi d'abord luy nekk suñu problème majeur mooy pour am matière première bi il faut dem ci dëkk kaw yi placer xaalis de village ñi nga placer. bu ñu jëndee après ñoom ñu woo la nga dem jël produit bi waaye comme ku mel ni man léegi bu ma ñëwee moo waxtaan ak léegi élage ba ñu jubóo ci prix léegi kii ñëw yor otoom ne man ban prix ngeen jigéen man mën naa def temps comme par exemple man bu ma nee 7500 moom mën na wax 10 000 léegi ñu négligé ko man topp si kooku waaw xam nga loolu aussi voilà day tardé liggéey bi en matière première surtout ren aussi dugub amoon
loolu mooy problème bi ren bu boobu amul parce que dañu doon dem ci luumo yi koccaar yi daaw heure bi fekk jënd naa 3 tonnes waaye pour le moment 1 tonne rek la ñu amagoo xam nga amaguñu dara léegi aussi yóbbu nañ xaalis ci dëkk kaw yi fa la placé xaalis bi waaye dugub bi ñëwal moom waaw loolu mooy suñu problème affaire locale bi nga wax encore boo gisee ñu tabax fii parce que dañu amul woon terrain fu ñuy tabax suñu local bon boo gisee ñuy tabax ci biir kër ñàkk pexe la sinon normalement transformatrice bu bee groupement dangaa war a am sa terrain tabax foofu sa local def foofu sa magasin def fi ngay teg say machine yépp mais xam nga boo defee si biir kër déjà fii xat na pour ñun parce que groupement bi ñëwul déjà ñëpp ñëw ñu élèves yi ñoo fi nekk d'abord bon dañu war a am place bu yaatu ñu tabax place bi def foofu suñu bagage yépp jege ñu waaye il faut nga war di jël fële magasin ba di dem fële jël bagage bi xam nga loolu vraiment yombul bon am nañu terrain sax léegi mais dañu amul moyen pour tabax départ bi am na projet bu fi ñëwoon bëgg a tabax mais foofu dafa amul woon ndox ak courant léegi nag courant ñëw na ba wetu terrain bi courant am na ndox am na. courant am na ndox am na. léegi problème bi mooy. tabax bi dimbale kon donc mu ngi noonu. ñu ngi ñaan dimbal. am na terrain am nañu terrain am nañu lépp léegi li yëkkati terrain bi pour mu mun a jëm kanam surtout population bi population département bi sax la ñu mën a wax département Goudiri bi tey terrain boobu su taxawoon ba am di nga mun a am salle boo xam ne nii di nga mun a am lu mat 20 élèves ba fanweeri élèves di leen jàngal waaye tey moment bi ñu toll nii ak fi ñu nekk nii yow munoo dépasser sax 20 élèves parce que amoo fu nga leen di dugal loolu dong nekk bokk na tamit ci jafe-jafe parce que élèves yaa ngi fii war nañu vraiment dégg naa tey sànq rek li nga wax ci ñoom jàngal nga leen mun nañu liggéey bi ba am seeni diplôme xam naa ci kanam tuuti dinaa jël kenn ci ñoom ñoom it ñu wax tamit seen gis-gis gannaaw bi nga xamee ni am nañu seen diplôme ñu ngi fii toog amul lu ñu def waaye tamit ban appel tamit ngay lancé rek ci jafe-jafe yoo xam ne ni yow yaa ngi koy lancé bëgg nga ñu dimbale la ko surtout ci benn fànn bi nga wax léegi mooy produit local bi nga wax ni mooy produit bi matière première bi nga xam ne ni da nga koy commandé léeg-léeg comme ni nga waxee nii nga gis nit koo xam ne ni yow commandé nga war a am fukki saako benn élage fay jóge fële saako bi yow la nga ko doon jëndee mën nga ñëw doublé ko donc yow kon seen liggéey dina mun a jafe est-ce que ban garantie lan la ban garantie nga mun a appelé ñu xam nga am da ngay am benn garantie boo xam ne ni vraiment que saay boo jubloo ci jënd sa matière première doo si am benn problème yan appel ngay lancé ak loolu. appel bi may lancé mooy bu ñu fexoon léegi bi am fii banque céréalière. comme que producteurs yi wala fii vraiment kii bi doxul noonu. mais bu ñu amee banque céréalière déjà keroog def nañu réunion boobu jeelaane. affaire bi taxawagul. mais normalement Goudiri fii Goudiri rëy na Goudiri fii vraiment war nañu am banque céréalière. boo nga xam ne boo soxlaa dafa nga jóg rek dem jënd sa dugub ñëw transformé mais il faut nga wër ci village yi wala ci luuma yi dem jëndi xamoo koy gis nga ki ngay jëndal kan la boo amee problème ou bien bu fekkee ne kii bi baaxul boo ñëwee ba fii kañ ngay laaj boo delluwaatee luuma bi kañ ngay laaj xamoo borom fu mu dëkk xamoo fu mu jógee am na projet bu ñu waxoon dañu war a jël seen numéro d'identité boo leen laajee du ñu nangu yéen dem na jari ɗum ko maji mo bammaji ngel o yiɗi ko addande mi probléme soko ɗum accu gawram mi heeyanima xam nga loolu boo ko toppee doo mën a am ɗum léegi il faut ñu topp seen règle waaye banque céréalière bi daal moo ñu arrangé mais bu ñu amoon terrain sax même bu dee 2 hectares mun nañu volontaire ñun ñu ku ñuy jàppale pour ñu mën a béy même bu fekkee ne amuñu matière première bi à 100% dinañ am au moins li ñuy déparé luy yombal suñu liggéey bu loolu jàllee aussi sama élèves yi vraiment ku leen jàppale laa bëgg parce que nouvelle génération la liggéey bu ne nit ki bëgg nga am ay relève ñoom léegi la ñu commencé bu ñu leen jàppale rek ñu dem en tout cas Padia def na li mu mën Padia jàppale na ku la formé jox la matériel ne la commencé sa liggéey kooku def na li mu mën li ci des léegi ci parents yi ñun ñëpp parents lañu dëkk bi yëpp parce que bu ñu ñëwee dañuy laajte ñu ne xale yi nga xam ne bàyyi nañu jàng fekk amuñu diplôme kan mooy volontaire pour jàngal leen ma ne man ñu ne waaw yow xanaa fayuloo woon sa formation ma ne ah kay léegi yow nga jàngal xale yi fekk kenn fayu la ma ne waaw samay doom lañu sama sët lañu man fii laa juddoo fii laa yaroo yéen ñi ñëw yéen mën a jàppale xale yi ñu am diplôme surtout man mi fi dëkk
ñii léegi bu ñuy liggéeyee ñu am njëriñ si liggéey bi même ku ma deful dara moom bu ma déggee ni rek sama élève bi léegi vraiment avancé na dinaa si kontaan loolu rek laa ñaan yàlla nañu yàlla jàppale ba ñu raw ma sax loolu laa bëgg. loolu laa bëgg ñoom ñu raw ma sax. kon mbokk yi yéen a ko déggandoo élèves yi nga xam ne ñu ngi nii mu gërëm élève am bi lool galant bi nga xam ne ni def nañu ñoom it formation bi fii ba am si ay diplôme ñi ngi nii nekk ay xale yoo xam ne ni yaakaar naa ne ku leen jàppale ñu dem kon nag kenn si ñoom rek ma laaj ko gannaaw bi nga xam ne ni def nga formation bi ba noppi yow ban jàngat nga gis si formation bi la maire Siré Fofana defal. Salaamaaleykum. wax naa ci question man moom lu ma gis ci formation ndax maire bi moo ñu formé waa Mbadiane ñu doon gidi mais depuis ñu commencé formation bi duré na 14 mois lañ 14 mois 14 mois te daanaka fii lañ déroulé formation yëpp man ak sama collègue yi mais buñ ko defee ba léegi ni ñu pare ci am suñu diplôme am suñu CAP remise de diplôme ba Tamba lañ amee suñu diplôme ñu may ñu quelques matériels mais matériels yi motul bu ñu ñëwee ba léegi tamit ñun tamit tooguñu ñu ngi topp di lancer message ci autorité yi nañ lañ mën a jàppale ñu mottali suñuy matériel am ay local ñun tamit ba njëriñoo suñu bopp ndax diplôme bu ñu am nii mais ba léegi ñu ngi ci à chaque fois ñu ngi déroulé di dem mais tooguñu moom ñu ngi ci ba léegi ndax dañoo bëgg ñun tamit suñu diplôme ñu am ci njëriñ bu baax. c'est bien ça kon ñoo ko déggandoo dégg nga nee na ñoom tamit depuis ba ñu defee formation bi ba pare am nañu matériel waaye matériel bi ñu leen jox dafa doyul ñu ngi lancé appel ci autorités yi ñu jàppale leen matériel jàppale leen également local surtout local ba nga xam ne ni ñoom it ñu mun a liggéey seeni produits ba mun ko teg si marché bi alors dégg ngeen seen nekkin ak Mama Siré Fofana ndax moom produit yi muy defar yépp moom ngeen di defar ci seen bopp yéen tamit. waaw merci la produit yi muy defar fii nii. daanaka produit yooyu lañ doon defar. ba am ci suñu diplôme. produit yooyu moom macha allah depuis ñu aussi maire bi moom. iñaanuñ ci dara franchement parler depuis ñu ñëw fii. waaw depuis ñu ñëw fii. wal nañu lépp loo xamante ni. ci transformation lay jëmale lépp loo xamante ni mën nga ko transformer fii. maire bi wal nañ ko franchement parler bu ñu ñëwee fii lépp lañ mu won ba tey jii nii alhamdulilah ñu ngi sant yàlla nag ba léegi nag ñu ngi gën di sant yàlla ndax dañoo bëgg maire bi ñu am lu raw loolu ñun tamit ñu toog ñun tamit ñu liggéey ba dem di former ñeneen élèves comme sama joueurs yi ñoo xamante ni dañoo bàyyi seen jàng ñu ngi toog defuñu dara franchement parler. waaw donc yow nag ban appel ngay def ban appel ngay lancé sa dernier mot ngay lancé ñu lay seetaan ak autorités yi nga xam ne tamit ñu ngi lay seetaan di la déglu. man moom sama dernier mot maa ngi lancé message ci autorité yi nañ ñun jàppale bu baax ndax dañoo nekk ay jeunes yoo xamante ni franchement parler dañoo bëgg a liggéey dañoo amul ku ñu jàppale mais bu ñu amee lu ñu jàppale ñu def lu gën a raw loolu macha allah dañoo yore suñu diplôme te mun suñu liggéey dañoo mun suñu liggéey am suñu diplôme teg ko fu lu wóor te lu ñuy transformation bu baax la ñuy def nekk ñu loo xamante ni dañoo xëy rek di indi ay dugub di ko sot di ko dem di ko yóbbu ci marché di ko jaay produit de qualité la ñuy defar ñu très bien looloo tax dañuy lancer appel am nañ quelques matériels dañoo bëgg autorité ñu jàppuñ ci am ci ay matériel ba yokku ci lii ba pare am ay local bu ñun ñu mun a tamit former waat ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci dëkk bi di kii waa Tamba li ñuy jàppale waa Dakar ak waa Tamba loolu lañ bëgg ñu jàppale waa Goudiri tamit ñu xam ne waa Goudiri tamit am na ay jàmbaar ñoo xamante ni comme maire Siré di liggéey di bëgg a daan seen doole te dimbale seen famille te buñ ñu jàppalee incha allah dinañ réussir ndax ñun bëri ñu on est que quatre personnes te quatre sama collègue yi ñoom tamit daanaka waa ki état bi jàppañ ci lu baax bu ñun tamit ñu am ci loo xamante ni ba réew sax maire Siré moom ñu xamante ni moo ñu formé maa ngi lancé aussi message boo xamante ni maa ngi koy gërëm franchement parler maire bi ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax donte mun na waxoon ni bu ñu ñëwee fii nii mu jàng ñu quelques kii mu jàngal leen dara nëbb leen voilà lépp luñ def mais franchement parler deful loolu ndax bu ñëwee fii nii
avant ñuy mokkal affaire bi sax dañoo amoon tuuti difficulté waaye dafa génnee fiche am yëpp jox ñu mu ne boo leen bëggee lii gaaw ci lii ngeen di rattrapé wu ñu jàpp ci fichier yooyu ku nekk daal di ko yóbbu photocopier di def rattrapé ba tey jii buñu egg ñu ngi koy remercier franchement parler di ko sant te aussi ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi suñu wér ba gide ñu lu raw lii bu ñun tamit un jour mu ñëw fi ñu local di ñu féliciter comme ñu koy décorer ñu décorer ci kanamam te bëgg nañ ci kattanu yàlla Inch'Allah merci beaucoup merci vraiment ah c'est super c'est super maman kay nga dolliwaat soo amee leen looy dolliwaat am wala loo fàtte woon nga war ko dolliwaat. li ma dolliwaat mooy xam nga Paja moo mujjee ci sama xel bi ma ne Paja waaye Pader moo ma yóbbu woon si à France. Pader moo ko yóbbu woon en France waa voilà maa ngi remercier Pader vraiment ba léegi ngi liggéey ak Pader ndax ñoo ñu defal kii defal nañu carte de visite ñoo defar sachet yi. ñoom ñoo defar sachet yi bon am nañu benn réseau léegi réseau bi Opa mooy suñu président bi. Opa Sissoko ci Baobab bi. expert na waaw Foño bi réseau bi Tamba la. bon am nañu ay réseau waaye liggéey bi commencé ba foofu la emballage yi di kii après léegi dañu war a jënd emballage bi. amoon nañu emballage bu bëri bu ñu may. waaye bii yoon ñu ne emballage bi dañu koy jënd mais qu'importe moo tax ne ñuy déplacé wu dem ba Dakar wuti emballage xale yi aussi vraiment kontaan naa damaa bëgg ñu jóg si kaw ba ñu jox ma billet Makka. voilà kon dañuy daal di ñëwaat fii am na voilà gis ngeen fii voilà matériel bi ba tey nga ne da ngay expliquer voilà kon kii soo koy emballagé il faut nga peser ko. nga mun a xam quantité poids bi ah. alors waa gis nga suñu paree et puis te liggéey bu mucc ayib bu set da ngeen ñuy soloo dañuy sol ay gants te soo fi dugg sax doo sol dàll sol gants gis ngeen machine baa ngi nii waaw. léegi soo defee nii nombre de grammes bi ñaata gramme la. gramme yi 400 grammes la. 400 grammes waaw 400. waaw sachet de 400 grammes. waaw. dugub la bu ñu transformé def ko sànqal. waaw et te yëmu leen foofu yëpp dugub bi tamit da ngeen koy transformé des fois. waaw dañ koy def ko araw. waaw def ko araw. def ko araw def caakiri def couscous aussi. def couscous. dañuy defar même kii gingembre. dañ koy def sunguf. di ko def sunguf sucré ak non sucré. yëpp dañ koy defar. pour les diabétiques. waaw pour les c'est bien diabétiques ça. waaw dañuy defar kii granulé bisaab granulé gingembre granulé tamarin. yëpp la ñuy defar. même sungufu bisaab bi dañ koy defar aussi. ak moringa bi. moringa bi tamit dañ koy def moringa dañ koy def sunguf. waaw ñun nag suñu jafe-jafe mooy. dañoo bëgg a am batteuse. waaw ndaxte batteuse léegi. daf ñuy arrangé. ndaxte ñëpp xam nañu ne léegi. affaire dugub bi léegi dafa si dugub amul léegi. amul léegi dafa yombul. waaw parce que léegi dañuy dem ba dumu Kotiari. di jënd foofu dugub. te ay yenn saa doo am dugub bi mun ngaa am sa xaalis nii. fekk doo gis dugub pour jënd ko. léegi loolu lañ suñu amoon suñu batteuse léegi ñu yóbbu ko si biir àll bi. léegi ñoom comme ça ñu mun a teel a am kii bi. dugub bi waaw loolu la ñu soxla daal. kon daal batteuse bokk na ci seen. première jafe-jafe yoo xam ne vraiment soo ko amoon daal dina leen arranger bu baax a baax. kon Madou ba tey rek ñu ngi fàttaliku rek ñu ngi fii tey si GIE Mousso Djigui si légal Fergo dajeek suñu maman boo xam ne ni vraiment infatigable malgré son âge vraiment mi ngi liggéey saa su ne di liggéey pour askan bi di liggéey tamit di former tamit ay xale yu jigéen yoo xam ne ni fii lañu dëkk doomu dëkk bi ñu leen di jël di leen former ba ñu am ay lijaasa mu doon loo xam ne rafet la gis nga produit yi dañu fi génn léegi ak liggéey bu mucc ayib bu set wecc boo xam ne nii ñu ngi koy def dugub boo xam ne nii am sa dugub def ko transformer ko def ci araw dugub bi mën nga ci def cere def ci caakiri alors def si sànqal yooyu yëpp ñu ngi koy def ci dugub te xam ngeen tamit ñu ngi wax ne dugub bi ren ak jafe-jafe bi gis nga liggéey bi nii lay def nii lañ koy defee dafay set wecc liggéey ko sol ko ba mu baax peser ko et puis fii tamit am nañ benn boutique bu ndaw ci biir fii bu nga xam ne suñu client yi suñu ñëwee foofu lañ leen di yóbbu pour ñu jënd waaw boutique bi suñu paree ñu dem foofu waaw kon maa après mën nañu dem xool boutique bi waaw bii tamit granulé gingembre bi la bii granulé sump la sump baax na si tension baax na si serré aussi bii sidem bi la sidem lañ transformé ñu defar ko nii waaw
bii njordi la. waaw ba léegi dugub bi lañ transformé. dugub bi lañ transformé fii. bii sémoule de maïs moo fi nekk. waaw maïs bi lañ transformé def ko fi. bii tamit brisure de maïs la. waaw bii aussi. waaw sànqal bi moo nekk nii. waaw sànqal la. bii caakiri la. kii caakiri la. waaw bii caakiri la. kii caakiri la. waaw caakiri la. bii aussi araw la pour fonder. araw pour fonder. pour fonder waaw. ba tey yëpp ci dugub bi la. ci dugub bi la waaw dugub bii bi tamit moo def moo bii mooy liggéey couscous yëpp. bi. bii mooy couscous bi. ba mooy couscous bi. waaw bii sunguf buy la. sunguf buy. waaw bii légume bi la. légume bi lañ transformé nii. waaw bii tamit kaani la. purée de piment. bii purée de piment. et purée de piment. waaw bii confiture de papaye la. confiture papaye. waaw bii aussi am na molon tamit molon. defar nañ molon. confiture molon. waaw molon. sirop yi nag yan sirop la. waaw bii granulé bisaab la. waaw bii mooy. sunguf kii bi sunguf gingembre bi. waaw sunguf gingembre baax na loolu moom tamit. kii tam da nga koy def ci ndox rek nga dilué. waaw ou bien nga def ko si café. nga def ko ci café. waaw bii tamit bii sirop de gingembre bi la. dañ koy dilué moom tamit. moom day def 6 mois. 6 mois waaw garantie 6 mois garantie bi 6 mois la. bii tamit tamarin bi la. même bu sirop bi kii sump bi tamit am nañu ko. waaw. ak bisaab tamit sirop bisaab tamit am na. sirop bisaab am na. waaw bisaab tamit dañu koy def même confiture tamit. confiture bisaab am na. bii sirop bisaab la bii. sirop bisaab la. très bien yëpp day def 6 mois. mais actuellement produit yi ngeen di defar fii yëpp est-ce que ci biir boutique yi fii am na client yoo xam ne ni ñu ngi koy ñëw di ko jënd si. waaw am na client yu bëri wala surtout ñi nga xam ne ni dañuy def ay séminaire et cetera. waaw waaw dañ koy jënd bu baax surtout enseignants yi tamit. enseignants yi dañuy jënd suñu produit yi bu baax. très bien waaw waaw dañuy jënd bu baax kay. très bien kon mbokk te yi gars yi dañ koy apprécier. waaw dañ koy apprécier daanaka 8 mars bi jàlloon quinzaine de la femme. ñun ñoo demoon présenter suñuy produits. mais macha allah bu ñu ko présenté autorité dañ ciy jënd ba pare. sawarti du ñu encouragé. très bien ndax liggéey bu mucc ay. voilà ndax liggéey bi set na ba pare liggéey bu rafet la. garanti na set na. ndax ñu bëri sax ñu ngi doon laajte ndax ñun ñoo defar lii ñu ne ko ñun ñoo defar lii ndax maire bi moo ñu formé. autorité yi di ñu laaj ñu ne c'est sûr que yéen a defar lii gars yi dañu doon laajte sax nan la ñuy julli bu ñu expliqué ñu ne kon lii dafa am goudiri ñu ne lii bien sûr lii dafa am goudiri te loxo maire bi lañ jaar ba ñun ñu mun lii daanaka mënuñu woon lii mais dem nañ ba mun ko. donc daal suñu ko déggandoo rek gis ngeen comme nii jafe-jafe bi rek mooy comme ni ñu dem nañu ba foog ne waa Goudiri mu ñu lii lu ko waral rek mooy local boo xam ne ni am ngeen ko suñu amoon local bu rëy rëy boo xam ne nii bu mag a mag la boo xam ne nii def sa benn plaquette def ko si biir nga xam ne étranger bu mu munti doon ak foofu munti jóge dans le monde soo ñëwee soo jubalee foofu di nga fa fekk produit yi nga soxla yëpp donc gis ngeen ko produit yaa ngi produit yu mucc ayib ngi nii yoo xam ne nii yëpp fii lañ ko defaree jéggaani wuñ ko fenn tey produit yëpp fii la jógee fii lañ ko bayee ci biir dëkk bi lañ ko bayee jënd ko ci dëkk bi defaraat ci biir dëkk bi vraiment mu doon loo xam ne nii liggéey baa ngi nii kon nag lii moo nekkoon li nga xam ne ni tey moom lañ leen jëlee la tey fii ci Moussow Jigui suñu waxee Moussow Jigui nag ci nañ koy waxee ci bambara Moussow Jigui yaakaar na Moussow moom jigéen donc Moussow Jigui ñu ngi koy wax yaakaari jigéen ñi et donc vraiment kon nag lii mooy vrai yaakaari jigéen ñi parce que ay jigéen rek la ñuy formé di leen tàggat ñuy def ay produits yoo xam ne ni produit yu mucc ayib ñu ngi woon fii tey ci maman Sira Fofana ñu koy ñaanal gudd fan ak wér gi yaram di ko ñaanal tamit élèves yi mais yéen tamit ngeen dem tey ba ëllëg incha allah rabi man ma ñëw ci seen place tey di leen interview yéen tamit ngeen góorgóorlu ngeen sax def ngeen ko am ngeen seen diplôme yu baax yàlla leen yàlla jàppale tamit da ngeen egg fu mu yegg ba raw ko kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di rafetlu déglu bi ngeen ñuy déglu ak ñu seetaan ci Oriental TV merci beaucoup mu nekkoon seen mbokk El Hadj Faye fii ci Oriental TV ak suñu Madou Kanté yi ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen jëf. démonstration ni ñuy defaree jus bisaab bi donc mi ngi nii gis ngeen ni ñu koy defaree koy diluer
Voilà, perché qua di non c'è mica. Ai vuoi fare esperienza che ya léegi kii mooy sirop di jus kii jus la léegi kii amul dilué amul dara kii moom da ngay def sa glace rek kii nu mu tudd jus bisaab la soo gisee ma def nii aération bi génn conservation bi daal di waaw boo paree nga ko tëjee nii daal di ko lendeeku ba mu set wecc daal di ko dugal ci sa frigo mais boo demee ba nu mu tuddati jus bi dafa fort trop ci yow comme boo jëlee kaasu ataay ni mun nga ko dulee dulee bi nag dulee à sa volontaire bu la neexee comme boo jëlee kaasu ataay bi nga jël ci jus bi ba mu fees del mun nga ko dulee nga jël eau ci kii mun nga ko jël daal di jël 4 kaasu ataay waaw ndox nga yokk ko ci benn kaas bi daal di ko dulee daal di ko naan muy ça veut dire su ma comprendre soo jëlee kaasu ataaya ci jus da ngay jël kaasu ataaya ndox 4 kaasu ataaya ndox moom moo koy dulee bu fekkee ne jël nga jus bi potu ndaal 1 litre jus da ngay def 4 litres ndox moom mooy ànd ak moom ok kon dafa mel ni kon bisaab bi actuellement mat na 1 litre waaw 1 litre la kon donc kii moom ku am ay gan moom yaakaar naa ne avec 1 litre de bisaab mun nga leen a teral normal. Donc daal liggéey bi ñu ngi nii gis ngeen ko tamit liggéey bu mucc ayib la boo xam ne ni tamit moom la ñuy def fii très propre te suñ ko xesee ba encastré jeex na mun na dem ba 6 mois ci conservation. léegi damay. soo peesee sànqal ba pare. sànqal bi baax na. da def sa pour nekk kii bi. sa ruy. sitake ñene kiniye iba dum yakadi be ko kala ya mandi ina ko kala iba dum nya yakadi sitake hay do be ba ka sari sitake nya wala fete ruy iba fete iba ka fete ale sankal la fini est-ce que dugub bi sànqal la ngeen ci mën a liggéey am na leen li ñu siy liggéey ak bambara am na cere da def ko cere da def ko aro da def ko aro ok da def ko caay da def ko donc dugub bi suñ ko déggee dugub bi am na njariñ bu bëri boo xam ne nii mën na ko def léegi en bambara nga expliqué ñu dugub bi yan qualité ngeen si mën a defar yëpp en bambara bi sànqal def nga si bambara def nga si sànqal def nga si lépp te loolu la ñu bëggoon pour suñu mbokk bambara yi ñuy déglu ñoo ngi ci ñu mën a xam tamit dugub bi lan ak lan ngeen ci mën a transformé. ñooñu isitake cakiri isitake fari arasi denu mu de faible isita iba dile iba dumo ta fari arasi isitake moniye iba terde isitake moniye isitake basi isitake olof basi fana munu olof basi isitake olof basi ne ani bamano na basi iba dila iba fem munu bana iba feru ibe sita ida commande be iba commande momu basa iba fe wala basi ñoni ni wala sun elage elef bu jàmbara ngi ni kii moo mujj ñëw ci groupe bi ndax dafa am ku bàyyi woon après moom mu ñëw remplacer kooku waaye dafa téye ci liggéey bi ku am joma ngi ni ñëpp a ne woon kii du liggéey kii dina liggéey waaye bu 100% bi génnee waa Padia sax loolu dafa leen jaaxal kon moom bokk na ci ñu am diplôme 100%. bokk na ci élèves ñi am diplôme 100% te moom commencé na liggéey bu yàgg sax keroog man maa dem ba foofu mu woo ma fi ma dem gis li mu liggéey dama dégg parce que nga jàngal nit ki ba pare actuellement commencé na liggéey këram. commencé na liggéey te de bi mu ñëwee fii bi ñu doon liggéey fii du tardé heure bu jot day ñëw même bu fekkee ne jour boo xam ne duñu lee parce que dimanche duñu kii waaye moom bu ko neexee day ñëw boo demee bi formation bi par jeexee ak léegi toujours daf may woo téléphone di ma nuyu di ma laaj ndax am naa fii liggéey pour mu ñëw mu jàppale ma.
kii vraiment maa ngi koy ñaanal bu baax a baax. tey mi ngi nangoo doon élève. nangoo na demal wut na barke élèves yëpp wut nañu barke ñoom ñëpp 100% vraiment liggéey nañu waaye kii moom du pour sama doom la li mu def laay wax kii jàmbaar vrai la dama bëgg ñëpp jàppale ko nag ñëpp jàppale ko ñun ñii parents yi autorité yi ñëpp ñu ma bëgg ñu jàppale ko mu nekk may si kaw a kaw a kaw ala bokk fa la mel may tam ban kàddu ngay wax en bambara ba kula ntena musolo don mbala don am bere dare jera famille na ko nyami na bare akena ntena musole a fengo fu nef ala ye fengu aya bwa ku ngoro ka damma kana karala ya kere doye abseta bla kote ala doni damma awe ni fende bara ya bere girana aya forna bela aya mahaya fende aya bere fende 14 ma aba dema haya manken abena aba wuli abena aba dema aba girana bolo do aya dema fengo fu aya dema yere de foi le manke foi ambe dumuni ke yande ambe darga dumi yande foi le manke aya dema sense na pale aya dema yere de ba folo ko nyuma ayen dem nyanya karambila fele nyanya karambila ay fe bele nyanya karambila 3e nyanya karambila 3e la nyabila ayen dem ay bunya foson bele ken ele bu bele folo bunya foson